ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi door suñu nuyoo di ko teg ci loxol imam mu jottali ko askanu got yëpp góor ak jigéen di ko teg ci loxol sëriñ daara bi di oustaz Khalifa Kane mu nuyul ñu waa dëkk bi yëpp ma jël nuyoo bi tamit teg ko ci loxol suñu gan tey muy le ministre maire Alioune Sall dama bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax tàcc leen ma bu baax Alioune Sarr ànd ak délégation bu rëy ñu nekk Benno Bokk Yaakaar tey jii Mamadou Sène mooy coordonnateur APR Mamadou Sène maa ngi koy sant di ko gërëm ndax ñun ñoo bokk parti sama rakk la sama xarit la lépp loo xamante ni mi ngi ci moom dina ma ko yëgal di nuyu ñoom Moussa Gueye ñoom Rama di nuyu Ibrahima Thiandoum monsieur le maire Omar Touré Amadou Touré ak délégation bi nga xamante ni tey jii ñoo gunge monsieur le maire Alioune Sarr dañuy sant nag monsieur le maire Alioune Sarr ndax tey fii ñu toog suñu neexee camion boo xamante ni 30 tonnes lay yëpp ñëw taxaw fii loolu lan moo ko indi tey jii monsieur le maire yoon wii dem ca daara ja ba ëgsi fii ñu toog tey jii monsieur le maire moo ñu ko defal tey jii bu njëkk fu ci yoroon camion da nga koy bàyyi ca taliba parce que doo mën a wàcc ak moom tey jii mun nañu tabax mun nañu defar lépp te monsieur le maire moom moo tax Ndiame Dia ma nga nele Papa Diouf ma nga nele mën nañ leen ci gën a wax kon monsieur le maire gàcce ngalam yoon yi tey buñ ko doon xayma ëpp na ñaar fukki millions ak juróom Jobaas tey foo fi taxawu yoon lañ lay wax ñun amuñu problème yoon tey jii monsieur le maire merci monsieur le maire def na fi école tabax fi classe plan parce que moom moo fi joxoñ plan ba ñu ñëw fi tey jii tabax nañ fi tey incha allah dina fi tabaxaat beneen école pour abri provisoire boobu ñu wax mu jóge fi monsieur le maire def na fi crédit bërki démb rek la woo faamu Jobaas yëpp séddale leen 10 millions ana ko kan moo ko def ci Jobaas kenn tey jii gor gi 200000 dugg na fi monsieur le maire xale yi bi mu leen dalalee jox na leen 200000 monsieur le maire kon ñun duñu gis koo xamante ni mënal na gox bi dara ñuy jàpp keneen man de ren ba déwén suba ba ginnaaw suba maa ngi sa ginnaaw ñu ànd liggéey Jobaas li may wax nag toujours mooy man got du ma fi campagne kenn ndax su doon sama intérêt su ma wàccee fa may liggéeyee ñëw toog sama kër mais bañ got ñu raw ko moo tax may xëccu pour topp ci ginnaaw ki nga xamante ni mën na yóbbu got mën na yóbbu Jobaas tey jii fii ñu toog courant Kër Mori Fall bi tàkk na courant Diamaguène bi tàkk na courant Sine bi tàkk na tey jii moom mii a tax ngolaar gi manqué woon ndox andi na fa ndox kan moo man loolu kan moo ko man kenn mënu ko lu loolu weesoo muy nit ku yaru muy nit ku tabe muy nit ku baax muy nit ku yëg nit ñi man nag kenn mënu ma nax bu leen yaakaar ne dinaa jël loxol got di ko dugati lu tàng déedéet du ma ko def du mënuma nax got mënuma nax Kër Mori mënuma nax Ngolaar mënuma nax Noto ndax lan ñun ñëpp ay dëkkandoo lañu bu doon ne Alioune Sarr mi du moom du ma ci ànd kon na ngeen xam ne tey jii kenn mënu ko fi gañe nag incha allah dañuy gañe ñun kay waxuñu sax gañe ay 80% mais dañuy gañe 90%. xalaat ko Soda Sall wax na ko léegi dañ koy gunge ba ca pale ba parce que ñun li ñu bëgg ci moom du nekkul maire rek mais dañu bëgg mu nekk tey jii président de la république mu nekk tey jii kuy jiite Sénégal ndax xam-xamam may na ko jomam may na ma ko fitam may na ma ko xelam may na ko ak àndandoo yi mu am collaborateurs yu baax yi am may nañ ko kon nag monsieur le maire gàcce ngalaama ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay gërëm. jërëjëf mbokku waa got maa ngi leen di nuyu di dal sama nuyu chef de village Ndiame Dia di ko gërëm ci dalal bi di rafetlu ay kàddoom nuyu imam Oumar Khoule di ko ziar ci ajuma ji di ko sant ci ñaan yi di ñaan yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot ci
nuyu sunu sëriñ daara sëriñ Khalifa Kane dañu bokk ñuy dénk élection bu nekk moom la ñu dénk xaalis nit ñi dañ koy dénk fàtte ko ndax xam nañu moom loo ko dénk moom lay tegu ci yoon moo yor mairie aussi moo yor commission finance hélas comme incha allah dimanche ak jàmm ci kàttanu yàlla sunu borom dinañ gagné commune bi largement lii nga xam ne waa got mébét nañ ko muy salle de classe da nga nekk jàngalekat muy mur de clôture da nga nekk jàngalekat muy le marché de got na nekk ci budget 2022 ñu ko tabaxal ko waa got conseil municipal ngay nekk incha allah ñu war la dénk également ay commission kon nga liggéey ci bu baax pour que la prochaine session de la mairie lii jigéen ñi wax te muy lu yenu maanaa ñu def ko ndax ni ñu tabaxee marché bi nekk fii Ngolaar def ko Aneen def ko Ngolfañe def ko dëkk yëpp wax dëgg yàlla got yeeyoo na ko li ma leen di laaj rek mooy ngeen am terrain boo xam ne yéen jigéen yéen a ko moom ñu délibéré ko jox leen ko tabaxal leen seen marché kon loolu la dimanche ak jàmm ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppale El Hadj Diané bi ak coalition bi nga xam ne moo jàkkaarloo ak yéen muy coalition Benno Bokk Yaakaar ñaan leen dimanche ak jàmm ngeen teel a xëy comme na ngeen ko daan defee teel a xëy teel a dem Ngolaar voté bu baax a baax coalition Benno Bokk Yaakaar mooy bulletin bi nga xam ne El Hadj Diané mu ngi koy wane. mooy bulletin bu am bopp fas bi te mu am couleur bu chocolat ndax dégg naa yenn gars yi dañuy doxantu naan Alioune Sarr léegi xaw ma ban couleur man sama couleur bii la changé wul de ñoom bu ñu bëggee changé nañ changé waaye bii mooy sunu couleur. li may daaneel sama cadre rek mooy ne da ngeen di tànnaat ay ndaw yu leen di teewal fële nooto El Hadj Diané mii ci la bokk Ndiaga Diouf mii ci la bokk ñu ñoo nar a nekk conseiller nekk fële nooto te li ngeen wax wóolu ngeen leen su ngeen leen wóoloo bu benn carte kon rëcc Ndiaga Diouf ak El Hadj Diané ndax ñoom la ñu tabb conseiller ci gox am na ñeneen waaye ñoom ñaar comme ni ma leen dégloo ñoom ñooy seen ay élément yu ngeen wóoru wax dëgg yàlla maa ngi leen ñaan ngeen jàpp leen bu baax a baax a baax a baax kon loolu laa waxoon naa ko wax waa got di sàkku ñaan it fii ci bërëb bi comme ni nga ko waxee El Hadj ak Serigne chef de village fii bërëb bu ñaan la ñu ñaan ngeen ñaanal got ñaanal Notto Diobass ñaanal Sénégal ndax jàmm su amulee kenn mënul dal dara kon got ñu leen di dénk loolu ci wàllu baatin bi sëriñ yi ñu def ci ñaan maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di jéggalu ci guddee bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu le Sénégal Ndakaaru am na manqué ndox Diobass am na manqué ndox mi nag fii mu nekk nii bu ñëwee ak jàmm incha allah ci fan yu néew ñu ngi koy ñaan ñu saytu ko saytu boo xam ne mucc ayib te wàllu ndox du foo wàllu ndox du domaine boo xam ne dañ ciy foo déedéet lu sérieux la bu ñu jëlee SCO ma nga xam ne mooy saytu forage bi nekk Tassette directeur général bi nekk ci biti guddeeg bëccëg ñu ñëw kër chef de village fanaan fa ay fan techniciens yi ñëw fi di liggéey guddeeg bëccëg indi lu ëpp ay fukki millions de matériel indi ko fii Ngolaar di ko tabax yaakaar naa waa Ngolaar loolu yëpp mooy seen njaboot yi seen doom yi ñoom ñooy bilan muy Boucar Tay muy Daouda Sène muy Souleymane Tine loolu la waxoon naa ko wax waa Ngolaar li may daaneel sama kàddu rek mooy di nuyu la jeunesse Abdou ñu ngi féliciter la jeunesse de Ngolaar l'ASC de Ngolaar ñu ngi leen di gërëm félicitation dama daje kaw président jeunesse Ngolaar damay Samba Faye mu ne ma Samba Faye bi mu ne day dugg nawetaan commandant gendarmerie brigade daf ko woo ne ko Samba dégg naa da ngay def nawetaan moo ma ko nettali de mu ne ko waaw mu ne ko mbaa di nga doo def violence mu ne déedéet du ma def violence mu ne ma bi mu ñëwee dajale xale Ngolaar yëpp waxtaan ak ñoom ne leen nañ dem nawetaan ren sans violence yaakaar naa bi wax xale Ngolaar àndee ak moom àndee ak Samba Faye pour la première fois ci la Ngolaar gagné coupe fii indi ko Ngolaar loolu lu muy wone mooy xale yi Ngolaar bu ngeen takkoo nekk benn lu ngeen yëkkati mu jóg
am ngeen fi ay doom yoo xam ne dañ leen naw ci àddina ku mel ni Pape Faye nekk banque centrale kon dama ne bu leen kenn jaaxal bu leen kenn indil fii ay di leen jaay affaire lu ngeen soxla mu ngi Ngolaar xam-xam bu ngeen soxla mu ngi Ngolaar compétence bu ngeen soxla mu ngi Ngolaar ay gars yoo xam ne amuñu benn expérience tojuñu fenn comme ni koy xale di waxe bëgg ñëw fii di leen bam ci di wax ay waxu jaaxal dama ne politique du foo ku jàpp ne ki nga ñëw Ngolaar di wax waxu jaaxal nga foog ne Aliou Sall dana la seetaan da ngay nax sa bopp élection yàggatul du gannaaw suba la ku nekk di nga xam kan moo la mën noo doo Jobaas dañ ko gagné très largement parce que population bi mooy Jobaas ci population Ngolaar population Jobaas ci population Ngolaar dañuy yeewu nekk ay nit ñu am jom yàgg xeex ci Sénégal nee naa leen boo jëlee guerre mondiale première guerre mondiale boo jëlee deuxième guerre mondiale boo jëlee Indochine boo jëlee Vietnam ay doomu Ngolaar ay doomu Jobaas ñoo fi jógee dem xeexi yéen ngeen nekk ay suñu jàmbaar gaa yoo xam ne am ñu benn expérience prouvé wuñu lenn bëgg ñëw fii di leen fonto di wax ay waxu caaxaan di yëkkatee kàddu yu ñagas di ko teg ci doomu Ngolaar la jeunesse bu leen ko nangu n'écoutez pas ceux-là qui pensent que c'est l'insulte c'est l'insolence qui doivent être les armes de la jeunesse. Non. La jeunesse, c'est la compétence. La jeunesse, c'est le savoir. La jeunesse, c'est le courage. Samba Faye, le président de l'ASC, wane na ne jeune Ngolaar bu ñu nekkee bloc amul dara leen mën a të. Lu Ngolaar soxla bu ngeen nekkee bloc benn ko yëkkati day jóg. Kon Ngolaar tout ce qu'il faut est à Ngolaar. Aliou Sarr juste damay ànd ak yéen rek waaye compétence yaa ngi Ngolaar. Le peuple est là. ñii ñooy askan bi ñoom ñoo am doole nañ jege askan bi lu ñu yëkkati mu jóg loolu la waxoon naa ko wax Ngolaar jeunesse Ngolaar jërë ngeen jëf di leen félicité jërë ngeen jëf. waa Xambuja ndax li tax ma ne dama kontaan xale yu tuuti yi nga xamante ne dañoo nekk Xambuja ñoom ñu ngi waxtaan ci seen biir ne mosuñu fàttalikoo bu metin bu mel nii amee biir Xambuja kon tey kontaan nañu bu baax nee nañu histoire bu rëy la ci ñoom kontaan nañu bu baax a baax maa ngi gërëm sama naataangoo ñi ma àndaloon ci fukki fan ak juróom yi nga xamante ni war nañ ko rawatina jigéen ñi nga xamante ni ñoom laa daan àndal heure bu nekk waxtu bu nekk guddi gu ne bëgg Aliou Sarr ak bëgg Jobaas rek moo tax ñun jigéen ñi ñu def ko te am yaakaar ni moom moo ñuy yore ji suba ndax def ñoo yore démb wala tey ba may campagne dama leen daan wax ni ma ne leen waa léegi dafa am lu ma leen di laaj léegi mango bu ñor bay wodd ak bu ñu doog a jëmbat ci ban ngeen di dem ñëpp a yuuxandoon ci xanaa ca ba ñuy for ak ba nga xam ne boo taalalee sa loxo rek tamit te mooy Aliou Sarr sànq sama naataangoo Ousseyn mu ngi doon lim li nga xamante ne def na ko ci dëkk bi te yaakaar naa lu mu fi def buñ ko dee wax fii ba suba ba gannaaw suba yi ba at bi jeex du jeex ndaxte ñun jigéen ñi Jobaas ba mu jeex am na dëkk yoo xam ne dugal na fa machine muy machine soq muy machine wolukaay ñun ñii Xambuja ci ñu amoon machine wolukaay ci lañu bokk jamono bi corona bi méttee ba tàng la nga xamante ni moom la ñu liggéey moom la ñu génne ñu sotti ko jëndee ko ay toni ceeb ku ànd ak moom ñu jox la ku àndul ak moom ñu jox la kon kooku xam nga ne xaajalewu ak yeneen léegi yaa ngi fii ci biir dëkk bi ku nekk jot na ko barki dem boo jaay doom te toogaat yokkaat lekkat yi ñi amu woon ak ñi nga xamante ne dañ leen di dooleel te sutura bu nekk ñu ngi ko ciy sutura man de dafa am la nga xamante ne daf maa metti woon démb ba nelawuma mu nekk la nga xamante ne suñu kilifa diine yi dañu ne nañu jàngal xale yi yar ak jub suñu laata yi doon ñu wax ni ñun jàngu bi de ñu bari ci ñun lañu daan roy yaru mais yaakaar naa yaru te googu ñun ñi catholique yi ñu ngi koy bëgg a teg ci suuf ndax dem sa yàlla jalan na ko yàlla yaram te yeexe ñu nekk na fi ba jóge fi ba yàlla yóbbu ko te mosul menacé nit
mosul ñaam deret tuuru Sange mosul ñaam nit dee Diobass Alioune Sarr ba mu commencé dugg Diobass deret mosu fi tuuru nit mosu fi dee it te mosu ko xalaat te mosu ko campagne te mosul am kon yaakaar naa ne ka nga xamante ne dangaa soxla ay nit waroon ñëw ci dëkk fa nga xamante ne fa la sa yaay juddoo ngay menacé nit ñi leneen la ma ca yokk mooy damay laaj ndax lii métti la wala du métti métti la wala du métti métti boo xam ne nit ñi amul na sax ñuy toog te ay basak la ñuy toog loolu fii da nga am li ma leen di ñaan nag feetoo bu ñu xaar leen ba dimanche ci ngoon bu ko indi poket na ay garab la ñu indi sànq dégg naa ñuy théâtre di wax ne am dëkk ba ëpp ndam dëkk ba ëpp ndam nee na Alioune Sarr moom lay wax saagee nag bu ñu des ginnaaw bu saagee des ginnaaw man mar ko nag man jigéen fii ci Abuja man rek góor du ma tëkku sakamtuma jigéen ngeen baal baax muy Rose Ciss may nuyu groupement Kaxam Latir Awa Sène di seen président groupement bu Kaxatin Mariama Sène jiite leen groupement bu Kër Malick Wulimata Sène jiite leen Sithiya maire Fat Thiandoum jiite leen Sithiya Peul Dunut suñu tante Dior jiite leen Kër Soogi Ami jiite leen Sithiya Peul Jata Sow jiite leen Duukambaan Yaaxadi jiite leen Ambuja fi nga xamante ne moom lañ nekk suñu tante Tamargo Mbaye jiite groupement femmes yi may nuyu le comité électoral de Benno Bokk Yaakaar bu Sange te Alioune Niang jiite leen di nuyu le comité des sages te ñi nga xamante ne mooy sam pap El Hadj Ciss nekk ci biir Abdou Aziz Ndion nekk ci biir Moussa Ndour bi doon wax nekk ci biir Ablaye Pouy aussi nekk ci biir di nuyu la commission de la section féminine mun naa ci lim Ouley Niang Mireille Ciss Rose Faye Astou Pouy Rokhaya Diouf di nuyu le comité électoral jeune de Benno Bokk Yaakaar mun naa ci lim mon frère mon ami El Hadj Malick Faye mi nga xamante ne tey ak galanterie bi mu am mu ne Ouzin tu prends la parole au nom de la jeunesse de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Sange mon frère dois en remercier di nuyu population wu Sange yëpp monsieur le ministre keroog ne woon nañ la bu la neexee sax jarul ngay ñëw Sange parce que notre Diobass a son Alioune Sarr mais Sange a son Alioune Sarr je veux nommer Alioune Niang monsieur le ministre foog naa ne 2022 dootuñ ko fàtteeti parce que campagne bu musul am Sange moo fi am suñuy yaay suñuy pap ñoom Rose ne ñu élection yi seeni élection la bàyyee nañ leen ko ñuy def ay porte à porte këroo kër néegoo néeg ñu def ko ñetti yoon waxtaan ak askan bi xamal leen fan la Sange war a jëm avec le ministre Alioune Sarr lan la Alioune Sarr def biir Sange te lan la nam ma def biir Sange ñu ne leen li nga xamante ne tey am nañu ko biir Sange muy Alioune Niang tey monsieur le ministre lii ñu fi dajale yëpp fayaguñ ko li ñu jot a def ci campagne bi ñu toog à 5 millions investir nañ ko fii biir Sange groupement femme bu nekk biir Sange tey fekk nañ moom financement monsieur le ministre tey mun nañ wax bilan parce que dañu ko doon laaj Sange ñu naan amuñu bilan mun nañ ci wax appui yi nga xamante ne tey doon nañ ko def ci école yi mooy examen bu daan jot fii ci biir Sange ñiy def examen danga ci daan dugal sa loxo
mais Alioune Sarr bu Sange da ci daan dugal loxo à 100%. Monsieur le ministre subvention yi nga xamante ne daan nga ko jox ci école yi aussi Sange gis nañ ci seen bopp bu baax a baax. Monsieur le ministre emploi des jeunes yi nga xamante ne dugal nañ ko biir Notto Diobass tey Sange moo ci ëppale ñu ngi ci 10 jeunes yi nga xamante ne tey yaa leen employé ñuy liggéey au niveau du cabinet ñi nekk ci démembrement ministère. Monsieur le ministre sant nañ la gërëm nañ la ci formation professionnelle bi nga xamante ne indi woon nga ko fii te ñu am ci ay rab am ci ay doom yi nga xamante ne tey yàlla def na ñu am ci ay contrat ba di liggéey ci biir Thiès. Monsieur le ministre poste de santé bi nga doon inauguré barki démb nee nañ da nga aay ci inauguré loo xamante ne tabaxoo ko waaye ñi xamul rek ñooy wax ka nga xamante ne xamul lan mooy dox biir Sange bu ko neexee mu wax lu mel noonu waaye jàpp naa ne boo amee partenaire yu ñëw ñu yëkkati 4 parcelles yoo xamante ne jox leen ne leen tabax leen fi poste de santé bi loolu foog naa ne ñi ko fi mën bëriwuñu. Monsieur le ministre matériel bi nga xamante ne moom nga gis foofu keroog ba mu jógee Belgique Somone lañ ko wàccee la ko waroon jëli il a fallu ñu mobiliser ñetti car Aliou Ñaax Alioune Sarr Sange yëkkati 700000 teg ko samay loxo pour ñu dem jëli matériel boobu moom lañ équipé poste de santé ba tey. Monsieur le ministre jour boobu man mii jël naa ci ñetti perfusion. Monsieur le ministre financé nga fi ay Jakarta ay jeunes a ngi fii yor ay Jakarta di ci faj seeni soxla mais aussi di ci dimbali waa Sange. Monsieur le ministre buñ demee ba mën a dawal Jakarta yooyu c'est parce que dañ fi def piste de production lu toll ci 25 kilomètres. Monsieur le ministre Sange aussi am na ambulance te yaa ko fi indi kenn yàkkamtewul soxla ambulance bi waaye ku ko soxla biir Sange boo wootee ni ngay rapproché noonu la ambulance bi di gaare say tànk ñuy jaajëfal bu baax ñi nga xamante ne ñoo yor gestion ambulance. Monsieur le ministre yàgg nga di jàppale faamu Sange yi tey groupement yi nekk biir Sange yëpp ku ci nekk am nga benn parcelle am nga sa projet. Monsieur le ministre couverture maladie universelle da nga ñëw lycée Sange ànd ak le comité électoral de Benno Bokk Yaakaar de Sange enrôlé fa 1100 élèves ñi nga xamante ne tey ñu ngi ci couverture maladie universelle. Monsieur le ministre ba nga ñëwee da nga indaale aussi ay ordinateur portable pour le lycée de Sange ànd ak ay clé USB aussi. Monsieur le ministre école boobu ñuy wax lycée bi tabax nga fa tey benn salle de classe. Monsieur le ministre dañu ne électrification boo ko waxee ñu ne la nguur a ko indi waaye le président Macky Sall musul teg tànkam biir Diobass le ministre de l'énergie musul teg tànkam biir Diobass kon yow yaay àll le président Macky Sall bu Notto Diobass. Tangis amul woon courant Sithiou amul woon courant Mbangar amul woon courant Kaxanlatir amul woon courant Kaxatin amul woon courant mais tey ñëpp a ngi taal Sithiou tey lañ ko doon branché bi ñuy ñëw seen ginnaaw ñu ko taal ba boo demee mu ngay leer nañ. Monsieur le ministre waa Sange tey yéen laay waxal lii tey ñu def biir Sange le comité électoral au soir du 23 janvier képp ku votelul Benno Bokk Yaakaar biir Sange rek c'est parce que bugguloo Sange jëm kanam parce que li ñu def biir Sange fii nii il y a 45 ans amul ku ko fi mun a def Sange ne se fera pas sans nous. Nous aussi mënuñu dem sans Sange fii la ñu juddoo fii la ñu màggee ñu ngi fii toog du ñu ay mercenaires politiques du ñu daw te du ñu dem yox-yoxi tey campagne ren bii def nañ ko ci fair play dama ne wër leen kër yi nekk Sange est-ce que di ngeen ko gis ni tey ñëpp a ngi fii nii tey
parce que dañu am fierté ci jeunesse bi nga xamante ne ñoo doon mener campagne bi. Monsieur le ministre, je ne saurais pas terminer sans pour autant remercier Abbas Ciss, Michel Ciss. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay nuyoo bi maa ngi ko teg ci loxo chef de village mu tasaare ko wàcceel ma ko ci imam Mouradik bi maa ngi nuyu monsieur le ministre monsieur Alioune Sarr leader de Benno Bokk Yaakaar maa ngi lay wax dalal ak jàmm ak délégation bi à commencer par Sangué maa ngi leen di nuyu ci détermination bi maa ngi leen di nuyu ci ànd bi maa ngi leen di nuyu ci vigilance bi ma leen wooyee ngeen ñëw ñu ànd ak notre cher frère parent et ami monsieur Alioune Sarr loolu maa ngi leen di remercier bu baax maa ngi nuyu tous les responsables de Rewmi ñi nga xam ne muy militant muy coordinateur di yeewoo fii ci Notto Diobass maa ngi leen di remercier ci ànd bi te di leen lancer un appel solennel ne ànd bi du yem ci local yi fii laa koy waxee la tax ci du yem ci local yi mooy monsieur Alioune Sarr mooy sunu c'est l'avenir de Diobass monsieur Alioune Sarr danaa la yégal leen dinaa lancer alerte Diobass compte beaucoup sur vous. Donc, vous, le peuple de Diobass, restez vigilants. Il est pour Alioune Sarr, ne leen ko ñun ñoo lank Alioune Sarr ñun waa Diobass ñoo ko tungóom mu yéeg ba ci kaw garab yi di gësëm yu ñor yi di wadd ñu ne na wàcc lankaleen Alioune Sarr du wàcc Alioune Sarr ambition gam du maire de Diobass kese ambition Alioune Sarr c'est au niveau national te yaakaaru ci kenn baasam Diobass la yaakaaru ci kenn yéen ñi waa Sangué yéen ñi waa Diobass yaakaar googu Alioune Sarr li ma gën a def ci moom sama waxtaan ak moom yëpp ci ay valeur lay waxtaanee Alioune Sarr du ñu gën a gore xam nañ ne gor nga yaru nga te ci famille bu baax nga bokk ñun ñi topp ci gis sa ginnaaw ñun ñi nga xam ne ñooy sa staff doo ñu gën a gore incha allahu. Sangué nee na waaw kon donc monsieur le ministre dégg nga ci au soir du 23 janvier di nga gagné tous les. merci waa Sangué merci. bu fi toogee 15 heures ba léegi amee nañ leen baalu ak ñu leen di jéggalu di nuyu monsieur le ministre di coordonnateur di candidat coalition Benno Bokk Yaakaar bu commune Notto Diobass ak délégation mu àndal yëpp mënuma leen lim waaye nag je serai pas long Ousseynou Rose wax nañu lépp dama mënta ñàkk wax rek moo tax ma jël kàddu monsieur le ministre ma lay seedeel ne ñoo ngi sant waa Xamuña di leen sant di leen gërëm tey jii bu ñu amul woon sécurité sax ñoom pare woon nañu nekk sécurité meeting bii bañ ne meeting ba amul ñoom ñoo ci gënoon a sonn waa Xamuña jërë ngeen jëf gis nañu lépp jërë ngeen jëf moo tax def lu baax rek moo am solo place bii ba ñu koy def xamuñu woon ne ñoo koy ñëpp utiliser ba ñu koy def xamuñ ci woon loolu xaaruñu woon loolu waaye tey yàlla def na ñun ñoo ko ñëpp utiliser waa Xamuña te bañ ko doon def it loolu nekkoon suñu sabab donc lu baax rek moo yàlla def donc waa Xamuña encore une fois jërë ngeen jëf. Mathieu ma jaajëfal comité électoral bu Sangué ci ànd bi depuis 15 jours depuis avant 15 jours ndax man mii des fois ngeen gis ma ci caravane bi du leen gis ñoom ñoo nekk ci campagne bi ci proximité bi di dem ci amoo yi di waxtaan ak ñoom ñu may rendre compte rek ma ñu ay directives donc encore Ousseynou El Hadj Malick toute l'équipe je vous remercie au nom de Sangué au nom de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Notto sax maa ngi leen di jaajëfal di leen gërëm di leen sant mënuma ko ñëpp nag waaye ku ci nekk gis naa la xam naa li des nag Ousseynou wax na ko Sangué ngi doon seen loxo Sangué sera avec vous Sangué ne se fera pas te nag problème ci Sangué nag Sangué yéen a ko moom mais yow ngeen téye ko nag
bu ngeen ko téyee téye ngeen li ngeen moom bu ngeen ko bàyyee bàyyi ngeen li ngeen moom te wóolu naa leen ci loolu donc encore une fois le comité maa ngi leen di sant di leen gërëm liggéey bi tey yéen la du man mobilisation bi yéen la du man donc di des aussi le comité de charge maa ngi leen di sant di leen gërëm Aziz El Hadj dama juum waaye gis naa ñëpp liggéey ñëpp gis naa ko li ci des nag wax nañ ko monsieur le ministre on nous a taxé de tous les noms à Sangue lu ne wax nañu ko nag waaye benn bal bu ñaaw mosuñu ko yëkkati teg ko ci doomu Sangue wala teg ko ci doomu Diobass mosul am 15 jours yi yëpp on a entendu du tout mais on a gardé le calme. J'ai dit aux jeunes allez parler aux populations ñun ñi ngeen di waxal ñun ñi ngeen amal affaire yi wax rek nañu continuer wax yéen ngeen wax ak nit ñi donc le résultat là aujourd'hui jërë ngeen jëf merci beaucoup li des nag monsieur le ministre xëy na yàlla mooy ma la force di wax ci yow waaye je préfère que jëf yi complété parole yi ak yéene bi donc loo xam ne waa Sangue yëpp mën nañu ko seede donc encore une fois maa ngi sant waa Diobass ndax ñii nag du waa Sangue kese de du waa Sangue kese de waa Diobass yëpp a fi teew tey gis naa ñëpp xame naa ñëpp sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp kontaan naa ci ñëpp. asalaamaaleykum jigéen ñi surtout mais dama leen di beral nuyoo balaa may jàll ci yéen ma nuyu monsieur le ministre Alioune Sarr ak ñëpp ñi mu àndal dañu toog noonu ci kaw monsieur le ministre nuyu naa la. sama mbégte tey rëy na ci biir Sangue tey dama kontaan parce que woote ñu wuyu si la rek doy na ndam te Diobass yépp a ngi nii ñëw ngeen wallu si ñu ñëw ngeen àndandoo ak ñun ñëw ngeen ànd ak ñun ñu waajal suñu bésu 23 bi wax dëgg yàlla ku gis nen danga tee teg sa loxo nga ne nee na ngi dama ne ku gis nen nee na ngi monsieur Alioune Sarr yow yaa fi ne yaa fi nekki yaa fi xel a nekk yow la ñu wóolu yow la ñu yaakaar ci yow la ñuy jàpp parce que yaa ñu xamal lépp ci biir Diobass bi avant nga ñëw Diobass fii ñun xamuñu woon sax lan mooy 8 mars man loolu dama ko noppee wax bu ñu xamee 8 mars ba di ko damoo di ko tiitaloo tey ci biir Sénégal yàlla ak yow bu may wax ci jigéen ñi li nga diggaaleeg jigéen ñi ak li nga defal jigéen ñi bu ma ko naree lim tey fii lay fanaan wante nag dinaa ci lim as tuut Alioune Sarr ca xar ya Alioune Sarr ca meew ma Alioune Sarr ca saabu ba Alioune Sarr ca marché ya Alioune Sarr ca financement ya Alioune Sarr ca formation ya mosoo ñu bàyyi Alioune Sarr ca chaise ya Alioune Sarr ca pare ya Alioune Sarr ca palaat ya kon loolu ñu dese man nag sama xel dafa dal tey lan moo tax sama xel dal notre relève est assurée suñu relève assurée nag fii ñu toll nii tey en 2014 ñun ba ñuy daw di dox di dugg ci kër yi def ay VAD gisuñu woon jeune mais tey foo gëstu ay borom baxana ay borom kap dong ngay gis kon ñun tey bu ñu bàyyee politique suñu xol dina sedd parce que xam nañ ne am nañu ay xale yoo xam ne seen loxo yi sax nañu wecc mën nañu bokk ak mag ndax wala boog mën nañ leen bàyyee ndax li sax ñoom kese ñu dugal ci seeni loxo te bu boobaa Sénégal dina jëm kanam Noto dina jëm kanam Sangue gi ñu taxaw tey dina jëm kanam. Vous la jeunesse de Sangue vous la jeunesse de Noto Diobass gërëm nañ leen fii yëpp ay xale la ñun bu ñu doon dem di daw di ñëw yéen doon nga taxoon ñu doon xàll yoon wi heureusement ba ngeen comprendre loolu ba ngeen ñëw tey ngeen soobu ba ngeen ñëw soobu ñu ngi seen gannaaw ñu ngi seen kanam ñu ngi seen gauche ñu ngi seen droite monsieur Alioune Sarr yow boo gañewul Diobass xaw ma kuy gañe Diobass ma ne gor da ngay mën a delloo ngor boo naanee ci ndaal ba pare da ngay jël potu ndaal la nga dëppaat ko ci kaw ndaal ba loolu mooy ngor defal nga ñu lépp ana waa Sicca jóg leen man tey laa gën a kontaan parce que bi ma ne courant bu Sicca
tàkk na tey wax dëgg yàlla mbégte bi ma yegg man rek naa ko xam parce que loolu ci suñu doléance yi la bokkoon kon monsieur le ministre jërëjëf jërëjëfati parce que xam naa ne du ñëpp ñoo mën a andi courant ñiy wax fii yëpp mënuñu andi courant mënuñu andi yoon mënuñu andi leneen lépp yaa ko fi andi lépp yaa ko fi andi ma ne yéen tëggkat yi tëggal leen ma lii may bëgg a bàkkoo parce que wax ji warul gudd parce que heure bi def ñoo xoj waaye lii may bëgg a bàkkoo na ngeen ma ko tëggal dañoo ragal defet duñu ànd ak mbër mu amul caaj dañoo ragal defet duñu ànd ak mbër mu amul caaj dañoo ragal defet duñu ànd ak mbër mu amul caaj dañoo ragal defet duñu ànd ak mbër mu amul caaj maanaam mbër maa ngi ku ragal am gàcce dimanche waaye boobu bu jàpp boo kuy ragal am gàcce dimanche ah waaye boo nag ñu sore parce que ñun ñii dañoo yore suñu di doore suñu doore nag mooy carte bi téye leen carte yi parce que am na ay saay-saay yu ngeen dëkk léeg-léeg dañuy sàcc carte yi di ko nëbb téye leen carte yi nëbb leen seen carte yi ba bu mos baa ngeen dugal ko ci seen i pochette ngeen daagu ndar dem woote na ko gën a teele nag balaa 6 heures ni jox fekk ñu nëbbate nañu denc leen seen carte yi waaw waaw kon jërëjëf. Voilà, merci ñu tàccul Talla Cissé. population bu yeewu la population bu am fula population bu xam lu mu bëgg une population organisée une population qu'on ne peut pas manipuler on ne peut pas la manipuler ni par les menaces on ne peut pas la manipuler ni par les mélanges on ne peut pas la manipuler en utilisant des concepts dangereux dama ne Jobaas Wolof Séeréer Pël Safen Seex Bambara Tukulër Joola ñoo fi dëkk depuis des siècles et des siècles musulmans chrétiens ñoo fi dëkk bokk dans les mêmes familles les mêmes maisons man mi wax ak yéen j'ai une partie de ma famille musulmane une partie chrétienne kon kenn du ñu jàngal lenn sur les relations entre les musulmans et les chrétiens mais lancer un appel à soi-disant hommes politiques. Ils ne reculent devant rien. Ils n'hésitent pas à utiliser des concepts dangereux qui ont brûlé des pays. Je lance un appel à la responsabilité. Def politique warul tax ngay jaxase ay mbokk. Def politique warul tax ngay indi ay pratique yoo xam ne xamuñu ko Sange xamuñu ko Jobaas. Def politique warul tax ngay sosal nit ñi. Def politique da ngay wax dëgg la politique c'est d'abord des valeurs moo ne doomu Sange nga ne doomu Jobaas nga te saa yu la fekkee sa làmmiñ ñu ngi ci deru jàmbur yaa ngi tooñ yaa ngi sos te leer na la si diggante ak yàlla li ngay wax dara amu ci dara amu ci. En 2009 j'ai délibéré la plus grande délibération du conseil municipal, c'est la délibération de Sange. Le lotissement de Sange, nous l'avons fait en 2009. Tey, où sont les kër Sange? Tu as tes papiers. Ma fi waxoon nag ma ne ku wóolu sa bopp nga gëm yàlla am fit Aliou Sarr nee na boo gisee lu tilim ci gestion foncière Notto Diobass dama ne indi ko nga dem tribunal nga jël juge maa lay fayal avocat waaye soo demee na nga yóbbaale sa sac ak sa mbàjj parce que doo ñibbi si sa kër parce que keroog di nga fanaan di prison. Ñun coalition Benno Bokk Yaakaar notre gestion elle est transparente elle est saine parce que dañu suur démb day doog a ñëw suuf jiiteluñu parce que dañ ko am démb day doog a ñëw Sange kenn ëppalewuñu dama ne Sange dafa am lu muy signifié fii ay doomu Sange jóge nañ fii pour se battre pour des causes universelles. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, pour se battre pour des causes universelles, pour libérer des peuples en Europe. Ils sont allés libérer la France quand les nazis ont voulu dominer la France. Ce peuple-là, dont nous sommes héritiers, nous avons hérité de ces valeurs et nous ne serons jamais indignes de ces valeurs.
C'est pourquoi je dis ici à Sangué solennellement, notre politique, nous l'assumons, mais nous l'adossons aux valeurs que nous avons eues ici dans cette belle commune, dans ce beau terroir du Diobass. Coalition Benno Bokk Yaakaar bii ma àndal te ay góor kese composé ko moo leen tàllal loxo ne leen elle est là pour être au service du peuple du Diobass. Elle est là pour être au service du Sénégal parce que xam nañu ne li Diobass soxla li Sangué soxla nekk Loto Diobass dañ kaa war a wuti feneen fu dul Loto Diobass. loolu nag day laaj ñi ngeen di tànn ñu nekk ay ambassadeur Diobass ambassadeur Sangué ngeen kattan leen jox leen doole pour que bu ñu demee di xëccoo fa nga xam ne Sénégal yépp fay daje ñu am kattan boo xam ne li Sangué soxla Loto Diobass soxla ko ñu mu kaa indi fii. loolu nag doole bi yéen la ndax doole jën mooy ndox te ndox mi yéen la moo tax le 23 janvier bëgguñu benn carte rek il faut une victoire massive à Sangué qui va lancer un message à Loto Diobass qui va lancer un message au Sénégal parce que dégg naa fi ay nit ñu fi jógee di ñëw Sangué dëkk Thiès mënoo gagné bureau de vote Thiès fa nga dëkk kenn du lu fa votel nga ñëw Sangué di expliqué waa Sangué naka la ñuy comporté wu te yow fa nga dëkk kenn wóoluwu la fa nga dëkk kenn wóoluwu la mënoo fa nekk maire mënoo fa gagné bureau de vote. Nous n'avons de leçon à recevoir de personne ni dans le Diobass. De personne. Ni d'éthique, ni morale. Des gens qui ne sont pas des exemples dans la morale, ni dans l'éthique. Ils n'ont de leçon de donner à personne. Le Diobass n'est pas un territoire d'expérimentation d'apprentis politiciens qui ont déjà échoué. Qui ont échoué chez eux et qui ont échoué au Sénégal. Nous n'avons de leçon à recevoir pas de ces hommes et de ces femmes qui ne sont pas des exemples. Qui ne sont des exemples en rien. moo tax ma ne leen tontu du forox yaakaar naa ku ñëw Sangué naan da ngay attaqué Benno Bokk Yaakaar bu yàkkamte di wax leen ne waa Sangué ñun nous sommes pas des mercenaires nous sommes pas des bras armés ñun ay doomu Diobass la ñu fas yéene ànd ak Diobass pour defar Diobass kenn du toll fële Ndakaaru mbaa Thiès naan da ngay instrumentaliser ñi fi nekk dina la coalition Benno Bokk Yaakaar. Nous ne sommes pas des jeux, nous ne sommes pas des pipis. Diobass ful ak fayda lañ ko xamee Diobass warul nekk objet de manipulation loolu waral waa Diobass waa coalition Benno Bokk Yaakaar li may daaneele mooy la vision que nous avons pour le Diobass. nee naa leen Diobass yàlla da ko baaxee loo xam ne ku fi nekk war ko bàyyi xel. Diobass dafa dend ak autoroute Diobass dend ak aéroport Diobass nar dend ak port bi gën a mag ci Afrique mooy port de Ndayane Diobass am foncier boo xam ne dañ ko saytu saytu mucc ayib Diobass est la seule commune où il reste encore du foncier. Loolu vous savez parce que ceux qui l'ont géré pendant 10 ans ont les mains propres, sont des hommes et des femmes honnêtes. Nous ne tolérerons pas que des irresponsables qui n'ont rien prouvé, ni chez eux, ni nulle part. Nous n'accepterons pas que ces gens-là, ils salissent les dos des personnes qui sont sacrifiées pour que la population puisse garder son foncier. Nous avons délibéré 140 hectares de population de Bomboy. Nous avons donné 1400 parcelles de population de Bomboy. 1400 parcelles, gratuitement aux populations de Bomboy. Ñii ñoo ko def. Théodore Baye, il s'est battu toute sa vie pour une gestion foncière sécurisée. Et pendant ce temps, ceux-là qui n'ont jamais été au conseil municipal, pas une seule fois, qui n'ont jamais proposé un projet de loi, qui n'ont jamais défendu aucun projet, ni pour Sangué, ni pour la commune, sont ceux-là qui vont donner des exemples. Mon vieux, Sénégal léegi, comme disait l'autre, avec les réseaux sociaux maintenant, par exemple, nous m'en parce que sinon, nous m'en maintenant, chacun peut parler. Chacun peut parler parce que le monde maintenant est devenu un monde simple. Nous, daa am lu ñuy jomb ndax seen deret lañu ndax da ngeen am lu ngeen di jomb ñun daa am lu ñuy rus parce que seen deret lañu parce que da am lu ngeen di rus moo waral am na foo xam ne du ñu fa fekk waaye am nañu fulla koo xam ne nag
pour défendre Sangué, pour défendre Diobass, nous sommes prêts à donner nos vies. Nous ne tolérerons pas que des irresponsables viennent dans le Diobass pour torpiller, pour saboter la conscience des populations. Notre vision, notre commune a du foncier, notre commune à côté de Ila Touba, notre commune à côté de AIBD, notre commune sera à côté de l'aéroport de Ndayane, un financement de 400 milliards. Comme nous, l'Union européenne, Sénégal file aussi. Maintenant, il y a des spéculateurs. Ils disent lolo. Tiens maintenant, c'est une caméra qui attend les gens de la communauté de Diobass. Ils nous auront en face d'eux. Et le peuple décidera. Il y a un askan. Xam ngeen ñu yaakaar naa bu fekkoon seen tool yi ak seen foos yi dégg naa benn waay boo xam ne bopp feesul dafa dem mbomboy naan bu ngeen ma falee sama papa xaw ma dina def lan bu ngeen ma falee naa leen jox seen suuf waaw moom ne boo amee ñun suuf bu ngeen ñëpp déjà yow suuf kan ngay koy dellu suuf koo xam ne ma ne leen buñ fi ñëw de nga ne administration may nañu 1400 parcelles et 75 millions parce que 75 millions moo nekkoon les frais de bornage may na leen. Parce que c'est le dernier jour de la campagne, nous devons parler aux populations et effacer les mensonges que des irresponsables ont essayé de faire distiller au niveau de la population. Des irresponsables, des gens qui ne sont des exemples en rien. Je dis donc notre vision, c'est dans les 50 prochaines années, lan lay Diobass di doon. Fii ak juróom fukki at lan mooy nekk place Diobass. jàpp nañu ne fii nga xam ne da nekk aéroport da nekk port da nekk Ila Touba fii lay si xolu Sénégal di ñëw. loolu waral ñuy tabax li ñu tuddee Notto Diobass Smart City muy quartier boo xam ne ay entreprise kese ñoo fay nekk mu nekk diggante l'autoroute ak la zone de Guissène dans la forêt classée. Je précise bien dans la forêt classée parce que am na yoo xam ne amuñu xam-xam bu ñu déggee loolu dañu naan waaw suuf si nangam daa am ñoo xam ne suuf da leen tiital alors que ñoom suuf tiitaluñu nous sommes avec vous depuis 10 ans seen tool yaa ngi nii la coalition Benno Bokk Yaakaar là vous n'avez jamais entendu un quelconque conflit entre le conseil municipal et la population. Jamais. Vous ne l'aurez jamais. Comment ça am? Loolu bëgg naa ko wax fii solennellement. Et je lance encore cet appel aujourd'hui. Bu fekkee am na ko am dara fii Sangué nga xam dara sur gestion foncière lu la dem nee naa la suba samedi la demal tribunal maa lay fay avocat waaye soo amee ay mbokk nag nañ ànd ak yow tribunal maa ko wax fii Sangué. Et demain, je donne rendez-vous à 10h, c'est là qu'il faut le faire. Sauf que nous c'est des hommes et des femmes honnêtes, c'est des hommes et des femmes transparents, c'est des hommes et des femmes qui aiment le peuple. Donc, il va donner son cadeau parce que le message dit moi, le 23 jàmm di ngeen tànn ñi nekk seen ambassadeur. Sangué am nañ fi juróom-ñetti doomu Sangué yoo xam ne ils sont dans la liste Benno Bokk Yaakaar damay bañ a juum mën na leen lim Aliou Niakh mii su ngeen tànnee Benno Bokk Yaakaar dina nekk conseil Mor Gombay mii bu ngeen tànnee Benno Bokk Yaakaar dina nekk conseillère Rose Sis mii bu ngeen tànnee Benno Bokk Yaakaar dina nekk conseillère Moustapha Sène mii su ngeen tànnee Benno Bokk Yaakaar dina nekk conseiller El Hadj Malick Faye mii bu ngeen tànnee Benno Bokk Yaakaar dina nekk conseiller Ousseynou Ciss mii bu ngeen tànnee Benno Bokk Yaakaar dina nekk conseiller Thioro Sène bu ngeen tànnee Benno Bokk Yaakaar dina nekk conseiller Babacar Sène mii mon petit frère que doon wax sànq Babacar Sène de Sangué et de Parmi bu ngeen tànnee Benno Bokk Yaakaar dina nekk conseiller municipal fële ci Notto Diobass waaye yéen waa Sangué damay laaj est-ce que wóolu ngeen ñii waa Sangué est-ce que wóolu ngeen ñii ma tudd bu ngeen leen wóoloo voté leen massivement Benno Bokk Yaakaar mooy carte bu chocolat bi ak bopp fas bi su leen ko defee lii ngeen fi mébét ñoom wane nañu seen mbëggeelu Sangué wane nañu seen patriotisme wane nañu ay doom jub lañu bu ngeen leen jàppale ñooy defar Sangué defar Diobass ci yar ak teggin mais ci fula gu mat sëkk.
dégg naa am na ay gars yu wër nee nañu Alioune Sarr bulletin bu xaw jox seen kula nee na di jéem a jaxase xel man sama bulletin mooy bopp fas bi ku leen wax leneen ne Alioune Sarr nee na moom bulletin benn kese la muy bopp fas couleur bu chocolat mooy sama bulletin. kon mbokk yi jërë ngeen jëf maa ngi gërëm bu baax waa Sange di gërëm waa Xamuja vive le Sénégal vive Sange vive la coalition Benno Bokk Yaakaar asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. ci turam ak santam may jiital nuyoo chef de village ak imam may nuyu suñu kilifa yi toog di jox ñëpp seen wàccuwaay di nuyu monsieur le ministre bu baax a baax di ko ziyaar di ko ñaanal yàlla di nuyu tamit ñu tonton ñi ñu fi fekk waa coalition Benno Bokk. maa ngi nuyu waa Benno Bokk Yaakaar ñëpp di nuyu sama xarit sama judoon def tey nga am muy tey ministre Dièye nekk loo xam ne tey fu mu toll c'est grâce à jëmm ji moo tax kon tey nag ñun suñu taay ñu nekk ay xale ne dañuy dugg ci politique yàlla nag niital ñu dajee moom tey mu bëgg jobaas léppam mu jël ko def ko jobaas tey bu xëyee fii lay xëyee dem liggéey te bu ko neexoon mu toog Dakar am na ministre yu bari yoo xam ne ñu dem seen dëkk dañ koy waaj waaye jëmm ji man de li ma mënoon ci lu baax dina ma tax ma gën ko yokk parce que li ma gis nit ñi di ko xëccoo xam valeur am di ko xëccoo loolu rek dafa daw yaram dafa nekk loo xam ne tey képp ku mu jege rek mënoo koo xam ñu mu sori ñoo ko gën a xam ñu ko jege te ku sañoon tey mu tujjee sa dëkk pour sañoon tey mu tijjee sa dëkk ndax defe naa Sange bee ñu jógee gàcci ngaalaam ngolaar macha allah keroog taateen kenn waxatu ko. asalaamaaleykum mbokki Sessène noo ngi nuyoo mbooloo mi ci teew yëpp di nuyu chef de village. sinon dañuy fanaan yéen ba suba waaye comme loi électorale dafa laaj ñu arrêté. ma leen di ñaan rek ngeen may moom nuyu kilifa dëkk bi en suñu tàggatoo ba dimanche ci jàmm maa ngi nuyu bu baax chef de village di seen do ziar nuyu imam Abdoulaye Thiandoum nuyu suñu waajur jiite tin di ñaan yàlla wëral ay cëram ngay yirwa kilifa teg seen bopp xaritis Oumar Sène waa Oumar ngay def tanaa in lemtam Issam Sarr in lemtam Mbagnick Sarr in lemit bu baax a baax Laman Abdou Sène in lemtam Mamadou Faye in lemto Gasket Sarr daa mel ni mu ngi taw de in lemtam Mbad Pouy in lemtam Mor Sène in lemtam Ban Faye maa ngi nuyu Amadou Diallo fële ci Tëddal di nuyu kilifa Tëddal yëpp Serigne Aban Diop ñu koy nuyu di nuyu sunu maam Dakor Mbénu Sarr di nuyu kilifa Sessène Ba Faye Daara Koukuy Tëddal di nuyu ñëpp ñëw fii nag fekk fii sunu ndaw yi nekk comité électoral bi te Abdoulaye Sarr jiite ko ànd ak ñoom Pape Ndiaye ànd ak ñoom Bada Seck ñoom Mariama Seck ñoom Astou Sarr ma sœur ñoom Mame Thiam ana nga waaw yow kay ka bokk yow kay xaw si tuure ànd ak Basirou Thiandoum ànd ak Moussa Faye le jeune Moussa ànd ak Ndeye Thierno ànd ak Néné Diallo jàmm séeréer Néné jërëjëf yaakaar naa fàttewuma kenn Ablaye nuyu leen nag fekk fii suñu yaay yi wax dëgg yàlla jërë ngeen jëf ñu ngi jégalu ci guddee bi di leen sant rek lii ngeen def di nuyu artistes yi waa Mbal ñi antem ko rek un grand chanteur wax dëgg kenn gis na ogal ko te à côté un grand artiste Bakar ba ci Madara moom ma ko jàll micro day expliqué EFR di leen gërëm bu baax tey dañ ci ñëw